téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen xibaaru marax yi tey jii si talaata gi ñaar fukki fan si weeru juillet atum 2021 lu gën a fës si xibaar yi bokk na si waa coordination des musulmans du Sénégal naka noonu tey jii ñu amal julli bokk na si ca ñaari tali ca terrain de football ba foofu nag imam bi ak fidèles yi ñu ngi ñaawlu bu baax a baax ñaari julli tabaski yi ñu jàpp ni état wu Sénégal moom mooy responsable si li ni mel kan si Abdourahmane li ci biir xibaar yi leneen lu ñuy waxtaane ci biir xibaar yi dañuy dem ca Rufisque fekk fa Babacar Seck ndax seeti woon na waa service régional d'hygiène ñoom ñu amal taxaw seetlu jëm ci wàllum sensibilisation dem ci foraay bu Rufisque xool tamit askan bi ñu bàyyi xel bu baax a baax si lépp jëm ci wàllum set ndax période bi ñu nekk ak troisième vague bu Covid-19 lu ni mel am na solo bu baax. ku ni tabaski sa xel dem ci wàllum grillade naka noonu tamit four moo tax soo doxantoo ba ca VDN ba di voie de dégagement nord foofu barbecue yi ñu fa fees dell bu baax a baax askan bi tamit di fa doxantu di jën su ko defee ñu mën a lakk seen yàpp bu am solo su ko defee xéewal bi mën a jàpp ni moo tax jaaykat yi gis nañ si seen bopp tamit daan si ànd ak Pape Daouda Faye si biir reportage si biir xibaar yi. mbokk spectateurs yi Abdoulaye Diouf Sarr moom mooy tamit ministre de la santé et de l'action sociale Sénégal la xamal na ni Sénégal dina dalal lu ëpp 151 200 doses ci wàllum vaccin Johnson & Johnson Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale tey si suba mu ñu woon si CTE bu hôpital Aristide Le Dantec mu ngi ñaax sénégalais yi ñu bàyyi xel bu baax a baax si file feebar ndax suñu deful nag mbir mi mën nañu ëpp loxo. téléspectateurs yi su leen taxiloo tuuti ñu faram fàcce leen xibaaru 18h45 yu mbarax yi. di leen dalal jàmm si xibaaru marax yi fii si ITV mbokku téléspectateurs yi dañ koy commencé ba ñu tàmbali ko ak tamit lu jëm ci wàllum julli tabaski ndax tey ji am na julli na sax ñeneen ñi suba incha allah si àllarba gi nañ fa seeni julli waaye tey soo demoon sa ñaari tali gis nañ fa mbooloo gu takku ñëwoon nañ ngir wuy si julli imam bi naka noonu lu jëm ci wàllum respect des mesures barrières foofu nemmeeku nañ ko fa waaye seetlu bi moom mooy ñi fa ñëw di julli ak imam bi ñu ngi ñaawlu bu baax a baax ñaari tabaski yi nga xamante ni am na fi Sénégal ñu ni état wu Sénégal moom moo gàddoo responsabilité bi dañ si ànd ak Abdourahmane li caméra bi Seydina Mbaye. lu mënul ñàkk faw mu am képp kuy dugg fi faw nga takk masque boo ñëwee ba ci bunt bi itam daañu la may lii di gel hydroalcoolique li waral yi les matukaay di kaay nga xamante ni mi ngi wéy di yokk ci mim réew muy ay matukaay yoo nga xamante ni nemmeeku wuñu si lii di soriwante bi maanaam distanciation physique si xutba ma kii di imam Ousmane Sy mi ngi woo ñii di jullit yi suñu jox bopp tegtalu ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllum wér-gu-yaram ngir mucc ci mbasum coronavirus. ñun li ñu war mooy ñu góorgóorlu parce que société mënta avancer te wér-gu-yaram amul voilà donc c'est une réalité boo xam ne mi ngi nii ñun ñoo ci mën a dimbalante te ñu ci mën a dimbalante mooy bon ñuy xam ne vraiment lu am la ñu orientation yoo xam ne ñiy faj ñu ngi koy joxe orientation yoo xam ne ñoo xam mbirum épidémie ñu ngi koy joxe ñu jéem ci góorgóorlu surtout li nga xam ne mooy mesure barrière yi ñu jéem ko respecté bu baax bu ko defee ñaan yàlla subhanahu wa taala ndax yàlla nag moo yore mbir yëpp yàlla subhanahu wa taala teggil ñu feebar bi. te muy dëgg si gis-gisu ndaw si nga xamante ni ànd na si wootewu imam bi même bu fekkee ni da koy gêné Maimouna Sy bi ngi xamle ni teggi maskam xalaatu ko lépp ngir mucc ci coronavirus. imam bi ak lu mu mënti wax même autorités yi lu ñu mënti wax ñun lañ nekkal parce que corona bi bu ñu dalee ñun ñooy subir conséquences yi moo tax mieux vaut prévenir que guérir ñu moo tax ñuy porter masque yi pour en cas ñu éviter kii bi. mooy loolu si propagation waaw. waaye balaa boobu imam Ousmane Sy ñaawlu na ñàkk déggoo bi nga xamante ni am na si bésub tabaski bi nga xamante ni ren it ñaar la mi ngi woote si ñëpp dugal si seeni yoxo
neexul kenn mais naka lañ koy mën a saafara dafa laaj toog incha allah ànd ak sellal ànd ak yëg-yëg ànd ak vraiment responsabilité ñaan yàlla góorgóorlu bu ko defee rek lu mënul am résultat amul dafa des ci ñu rek incha allah bés bu ñu dogoo wan yàlla sincérité rek yàlla dinañu dimbali ñu mën a ànd ak nekk benn. ndax macha allah démb la taxawaloon Arafat muy fukki fan ak muy juróom-ñeenteelu fan fukki fan bi ñu di tabaski loolu tax ñu ñëw tey fii célébrer tabaski ak mbokk jullit yi. relation diggante nguur gi ak askan wi beneen mbir woo nga xamante ni imam bi taxaw na si bu baax mi ngi woo ñaari pàcc ngir ku ne taxaw si li ko war ngir ñu mën a yegg ci suqaliku bu ñu bëgg. te ñeneen ci nekk l'islam définir la ban taxawaay la war a am mais responsable bi gën a màgg mooy ci nga xam ne moo jiitu parce que kooku la yàlla jox pouvoir boo xam ne joxu ko keneen kon bu ko defee kooku day am yu bëree bëri yoo xam ne war na sàmmante ak moom nekk un bon exemple pour le peuple parce que bu fekkee moom mi ngi joxe exemple lu baax rek peuple bi nekk ci ginnaaw pour ñu suivre nekk loo xam ne lu yomb lay doon donc peuple bi aussi bon ñi ñuy jiite ay nit lañ du ñu ay malaka léegi dañuy juum léegi dañuy am ay rëq-rëq bu ko defee ñu mën a muñalante yenn njuumte yi ak yenn rëq-rëq yi bu ko defee dinañu mën a ànd incha allah yàlla subhanahu wa taala dimbali ñu ak bàyyi li nga xam ne mooy xastante bi ak siwalaate bi ak weerante bi yooyu yëpp yellawul ci jullit muy def yu mel noonu. gannaaw bu mu yëkkati ile kàddu imam bi këram la jubali ngir rendi xaram muy lu war a bépp jullit woo nga xamante ni sa loxo jot na sa ginnaaw. Abdourahmane lii di la jaajëfal bu baax a baax ku ni tabaski sa xel dem ci wàllum denrée yi bokk na si wàllum soble naka noonu wàllum tomate pomme de terre mu nekk lu am solo li nga xamante ni ñi sant Mbay Jaxate wala tamit Touré ñoom mbir mi dañ koy jëfandikoo bu baax a baax moo tax ki nga xamante ni moo di Omar Diallo nekk directeur du commerce intérieur mu ngi dalal seen xel bu baax di dalal xel askanu Sénégal ni marché bi dara manqué wu fii mbir mi jàppandi na waaye Omar Diallo mi nga xamante ni moom àdduna si micro Pape Alioune Sarr mu ngi ñaax sénégalais yi wala tamit di atu ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllum boulangerie yi di état wu Sénégal du nangu benn yoon ñu yokk mburu bi ndax mburu tamit am na ñu koy jëfandikoo si biir bisu tabaski nekk lu am solo Omar Diallo directeur du commerce intérieur si jokkoo moom rek téléphone ak Pape Alioune Sarr. waaw li ñu mën a wax ci marché bi maanaam ci tabaski bi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ndaxte di ñu doon séenu yëpp ci disponibilité pomme de terre bi ak soble bi maanaam gis nañu ko ensuite prix yi aussi xool nañ ne que prix yi c'est raisonnable ndaxte soble bi maximum 300 francs lañ koy jaayee te pomme de terre bi aussi maximum 400 francs boo ci boolee aussi dëwlin bi nga xam ne ni présent na ci marché bi bidon 20 litres bi pratiquement boo amee 20 000 di nga ko mën a am te loolu yëpp vraiment c'est des prix assez cotés pour un marché boo xam ne dafa perturbé woon fan yii. waaye gis nañ ni boulanger yi dañoo waxoon ne dañu yokk mburu mi def ko ci 200 francs yéen ngeen génn communiqué ne du yokk sax waaye dañoo bëgg a rétablir nga xam ne mooy baguette pain 200 francs jamono ji fan la ci toll ci diggante yéen ak boulanger yi. waaw xam nga boulanger yi ñoom dañoo xëy rek ne dañuy remplacer baguette de référence maanaam ñoom dañoo bëgg jël imposer consommateurs yi benn baguette de 230 grammes 230 grammes boobu nag yoon dafa ne boulanger bi am na droit defar ko mais ci boulangerie lay yem donc loolu moom mënuñu ko jël ne dañu koy généraliser ba di ko remplacer par baguette bi nga xam ne ni moom la ñu taxaw temb ni moom moo war a nekk ci boutique yi muy baguette 150 francs bi muy jot mu nekk 190 grammes alors ñoom li ñu bëgg mooy remplacer ko ba pare consommateurs yi bu ñu xëyee dootuñu gis baguette 150 francs loolu nag ñun dañoo taxaw tembe avertir nañu nag def nañu communiqué avertir leen pour mettre leen devant leur responsabilité pour wan leen ni que état bi aussi dina taxaw pour respecter et faire respecter les droits des consommateurs. ca Kaolack moom président chambre de commerce d'industrie et d'agriculture ba di Serigne Mboup moom dafa amal lu ñuy wax ay luuma horticole lu mu si jublu rek muy lépp lu jëm ci wàllum denrée yi askanu Kaolack gis si seen bopp bu baax a baax moo tax mbir bi da ko subventionné ba li nga xamante ni moom moo di 75% maanaam téeméer boo jël juróom-ñaar fukki ak juróom su ko defee askan bi mën ko ñëw jënd te tamit du si gaañu benn yoon sëñ Mboup ki taataan ay kàddoom Adama Sarr la ak Assou Mbaye ñoo ñu toogal ca Kaolack. wax nga gouvernement ensemble la ñun am nañ ci pàcc réponse bi mooy lii ñun jënd nañ soble jënd ko 225 ba pare ñëw jaay ko 150 kooku fexe nañ pour muy yomb ñi ngi fexe tamit xaalis boobu bu génnee du duggaat ci kees
ànd defar Kaolack day dem ci keesu quartier bi ñu jàppale leen wutal leen ay hectares ñu mën ko bayal seen bopp suñ ko bayalee seen bopp mën naa am ëllëg du leen dikk 100 francs loolu mu gën a yomb ci ñoom loolu mooy réponse bi nga xam ne nii mooy suñu réponse ndax ci lépp nag ndax nit ki moom tant que demoo ba li ngay dundee nga bay ko amagoo sa indépendance économique soo amul indépendance économique munoo am indépendance sa jom mënul feeñ waaw te nit balaa jom mën a feeñ mooy mu am lu nekk ci biiram voilà. en tout cas soo xoolee lépp produit yi mën na 27 millions tonnage soble bi presque war na mën a mat ay 15 millions ça veut dire que mën ngeen jàpp ne daal globalement daal budget bi ñu budgétisé pour loolu lépp dana war a mat budget 50 millions boo xam ne nii mën naa am bu ñu ko subventionné ba pare 35 millions rek mooy dikkaat waaye 35 millions yi dañ ko jël dugalaat ko ci ay projet en tout cas daal pour résumer le budget global bi nga xam ne nii moom lañ def pour kii bi muy soble ak yeneen produits yi 50 millions la mais dañ ko subventionné à un prix boo xam ne nii vente bi 35 millions à 75% léegi nag quitte que buñ paree xaalis boobu dañu jël ko dugalaat ko ci développement loolu moo gën a yomb te moo gën a baax jël ko di ko may nit ñi mën naa am ña ko soxla sax du àgg ci ñoom. ginnaaw ba ministre de l'élevage et des productions animales taxawal lu ñuy wax protocole sanitaire jëm tamit ci wàllum jaayum xar yi naka noonu su ko defee mbir mi lépp mu mën a antu su ko defee mesure d'hygiène yi mbir mi lépp mën a jaar si yoon waaye seetlu bi mooy jaaykatu xar yu bëre lépp si jëm respecté wuñ ko suñ naataangoo bii di Aïssatou Kane amal na si reportage demoon seet leen ñu teewlu ko. lu bëri si fu ñuy jaayee xar yi ay nit installé wu te jëfewuñu ndigalu docteur beneen taxawaay la jaaykatu xar bi am ñu fekk ko si biir géttam Abou di sàkku si ay liggéeykatam ñuy sàmmonteeg yooyu lay digle donte du lu yomb. Vraiment on essaie de tout faire pour respecter les mesures barrières. fii moom pour nga tere ko fi day métti et c'est très difficile pour que ñuy déglu consignes yi éviter aussi vraiment ñuy bokk ay kaas ataaya ak yu demee noonu moo tax dañuy wut ay verre à jeter parfois suñuy ataaya wala suñu naan ay kii soo defee benn usage nga sànni tu vois bon pour le reste nag c'est très difficile parce que toog sa nit ñëw tàllal la loxo c'est par réflexe quoi. xalam nekk si ñaari voie Liberté 6 jaaykatu xar bi di ñaawlu ñàkkum jumtuwaay yi mën a tax ñuy def seen ay mbëbët day fay ngir sax mën a jëfandikoo ay gànnuwaay. loolu état bi daa woon si jàpp daawoon nañu fi indil ay toilettes yoo xam te ne loolu suñu arrangement bu ñu bëggee jàpp wala bu ñu bëggee julli yëpp daf ñu doon arrange dañu doon indi fi sax ay oto ndox mais yooyu yëpp moom dañoo seetlu ne xaw ma Covid bi moo tax ñu arrêté yooyu yëpp fu nekk ni ñun bu ñu bëggee jàpp si parking yi nekk suñu ginnaaw fii fa la ñuy dem ñu jàppoo foofu wala ku bëgg dem sangu fa ngay dem sangu nga fay nga dem sangu. lu soriwul foofu dara kenn si ñoom di ñu xamal ni jënd matuwaay yépp ngir aar boppam xaram yi waaye tamit mën a taxawu client yi. dañoo jël suñu matuwaay yépp waaw bi nga ñëwee nii da ngaa fekk dama door samay masque waaw man moom vraiment mbas bi moom maa ngi wax gaa yëpp daal ñuy protéger wu man moom Macky Sall bu bëggoon sax mën naa protéger sama xar defal ko masque. waaw loolu tamit ñun boo ñëwee nii comme distance de 1 mètre bi dañ koy respecté de. mas mi ak variant bu bees bi si ànd di wuyoo delta ñi ciy wéy di si bàyyi xel benn ba ñaari fan des si tabaski bi ñenn rek ñuy wéy di doxal ak jëfee ndigalu ko docteur. Aïssatou Kane di la jaajëfal bu baax a baax ku dem ci VDN di voie de dégagement nord. di nga fa fekk ay four à barbecue fees fa dell four yooyu le mu am nekk lu am solo ci wàllum tabaski ndax tamit si na ñuy defee yàpp yi su ko defee mbir mi mën a jàppani bu baax a baax jaaykat yi nag suñ naataango bii di Pape Daouda Faye seeti na leen c'est vrai ñu ngi si contexte Covid-19 mais ñu ngi siy gis seen bopp bu baax a baax ñu teewlu reportage bi. lakkukaay yàpp lu mënta ñàkk ci tabaski bile ci kaw VDN bile matériel mu fay fees ci trottoir bi ci ay forme yu wuute ak ay couleur yu dem ci diggante ñuul ak weex dañ fa ràññee bu ndaw wala bu mag client yi moom ñooy tànn Mamadou Kassé ndaw jaaykat bu ñu fekk ci VDN bile ma ngay defaraat yenn ci ay fournoom di kañ bu baax produit bile. yëpp a ngi dox non liggéey bu baax rek liggéey bu baax mooy jaay boppam soo liggéey lu baax teg na nga koy jaay. nit dina waxaale sa fourne sax romb la dem xool beneen fourne départ ñëw jënd sa fourne non dama fi defee dara dama ñëw exposé su fekkee dama am ay damm yoo xam dafa damm dama jël taxi aller retour
mooy indi sama poste bu ndaw rek kër goo dugg ñaan courant ñu may la. la ko soriwul dara Serigne Mbaye moom jaaykat la njëgam yi ñu ngi dem ci ñaar jàpp ñetti junni lakkukaay bu nekk modèle yi moom moo koy tànnal boppam wala sax ay clientam waaye tam la njaay ba di dox ma ngay joytu mbas mi nga xam ne laal na bu baax seen njaay waaye tamit ma ngay ñaax waaye mairie ba mu jàppale leen ci seen liggéey. non njaay mi nag du pour ay commande ñun ñooy defar suñuy modèle yi bopp di ko indi chaque année. waaw dañuy xool yi nga xamante ni suñ ko defaree client yi danañ ko bëgg ci danañ ko jënd waaw yooyu la ñuy xool rek ñu defar ko indi ko su ko defee tegal leen ko jaay leen ko ne prix boo xamante aussi prix bu yomb la parce que duñ ko jaay mu cher. barbecue yi ñu ngi koy jaay 15000 waaw bu ndaw ñu koy jaay 10 000. ñaar yëpp mu ngi jar mais xam nga ren ak feebar bi ni mu demee nii maanaam koom-koom bi dafa xaw a wàññeeku nam daan doxee avant feebar bi wax dëgg sàlla doxewu ko depuis feebar ba amee ba léegi parce que dañoo obligé te ñun temps bi ñu fiy def yàggut ñun buñ fi ñëwee gën ngaa bëri 5 jours fi def bala 4 jours ñu demaat at ba at lañ fiy ñëw kon loolu war nañu ko mën a jàppale quoi. Jeydi Sow moom dafa ñëw pour jëndal yaayam benn lakkukaayu yàpp waxaale bi naam metti woon na waaye mujj na ko am ci juróomi junni ma ngay naan lakkukaay ba baax na. barbecue laa jënd si quoi waaw waa prix bi moom c'est abordable sincèrement. bon mi ngi ma ko jaayee man 25000 mais il m'a fait un bon prix quoi wàññil na ma. bon ba ma ñëwee fii xool mais gis naa ni tam bii tamit qualité bi franchement ça va quoi. bon après si laa ko jëndee ma ne ko ok amul benn problème je vais payer. waaye balaa boobu bi jouru tabaski bi lee njaayum lakkukaay yee ma ngay wéy waaye jaaykat yooyee namuñu toog foofu ba faw. feebaru mbas yi kaar bi wala kaa yi di yokku bu baax a baax te ji rek Sénégal amaat nañ juróom-ñeenti téeméeri kaa ak ñaar juróom-ñeenti nit ñàkk seen bakkan loolu moo tax waa brigade service national d'hygiène nekk ca Rufisque di def tour di wër juróom-ñeenti point de vente yi nga xamante ni ñoo nekk ca département ba ngir ñaax askan bi ñu bàyyi xel bu baax baax si lépp lu jëm ci wàllum set Babacar Seck. mu nekk bërëb bi nga xam ne ñu ci askan wi ngir riir jëmale fa daral bu Tëngéej dalal na service national d'hygiène service élevage ak waa UCG ngir ñu amal fa ay waxtaanu sensibilisation ci mbas mi nga xam ni dafa jógaat. yëkkat rek mooy lavage des mains parce que ñëpp xam na ne Covid bi jógaat bu métti sax bi nga xam ne moom moo fi nekk mooy bi nga xam ne moo gën a garaaw moo tax aussi ñu service départemental d'hygiène tooguñu dañu jóg ak éléments yi ànd ak ñi nga xam ne ñoom la war a àndal si population bi ni ñu war a moytu li feebar bi parce que xam nañu affaire bi mënuñu ci wax distanciation sociale mënuñu ci wax leen lu ñuy wax rek port des masques ku nekk na sol ay masques ku nekk aussi nay raxas ay loxom parce que xam nañ ci biir daral bi xaalis bi day circuler xamul fu mu jógee moo tax ku daal xaalis rek da nga war a raxas sa loxo ba mu set li ma ko wax rek ñun xeexoon nañ fii ci première vague ou deuxième vague mais nan nañ xeexaat war ñu wàcc ci loxo war ñu yaafus nañ xeexaat dina xeexaat pour que li nga xam ne moo fi nekk jóge fii. juróom-ñetti point de vente yi nga xam ni autorisé nañ ko ci département bu Tëngéej def nañ fa ay jumtukaay yoo xam ni mën na aar askan wi ci mbas mi. fii ba Yeen Diamniadio Sébikotane ba Bambilor Tivaouane Peulh ak Sangalkam ak aussi Rufisque Ville donc 9 points de vente yooyu yëpp ñun ñoo koy superviser xool ndax loo produit yi nga xamante ni ministre joxe woon na ko ak dispositif de lavage yi nga xamante ni joxe woon nañ ko ñu indil ko éleveurs yi ndax ñu ngi koy jëfandikoo ndaxte indi nañu lave-mains ak gel ak aussi eau de javel mais aussi dispositif de lavage 9 points de vente yëpp am nañ ko. comité de gestion bu daral bu Tëngéej xamle na ni dina xar tànku tubéyam ci waxtaan ak jëndkat yi ak jaaykat yi ci ñu jëfee ndigalu waa kër docteur. Sénégal dalloo na tey téeméeri junni ak juróom fukk ak benn ak ñaari téeméeri dose soxal Johnson & Johnson ki am li ni mel mooy ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr tey ji suba muy woon ca CTE bu hôpital Aristide Le Dantec ministre bi amee wàllum wér-gu-yaram di ñaax sénégalais yi ni feebar bi mu ngi fi suñ deful nànk mi mën na dem ba ëpp ñu loxo moo tax ku si nekk na nga respecté ay recommandations wala tegtal ak digle yu kër docteur Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale dañuy teewlu. gouvernement bi taxaw lépp lu mu mën rek mu ngi koy def pour taxaw
pour jàppale effectivement population yi au début dañu dugg xeex bi 64 milliards mais mbir mi tar na tar boo xamante ne dem nañ ba def 105 milliards te lépp lu mu war rek ñu ngi ko si def tey ñu ngi si 3e vague mais jarul sax ñuy gën a dem jëndi dara fonctionnement yi rek la ñuy gérer ak ressources humaines yi parce que lépp fekkoon na presque mu yem si may wax ne tey suñu problème bi si ëpp mooy maladie ni ñuy bëree par bés parce que effet boobu mooy tax effectivement li ñu am ñu seetlu ne mën na am ba mën na bañ a doy bu fekkente ne arrêté wu ñu stoppé moo tax li ñu war a stoppé mooy maladie ni ñuy bëree bu dee bés bu nekk ñu am 1000 dañuy toll bés boo xamante ne duñu mën a jël maladie def leen sëre wàllu oxygène fi may wax ak yéen amul benn structure bu war a am oxygène te amuloo ko oxygène bi mi ngi fi te amuñ ci benn problème mais non seulement oxygène mi ngi fi mais président de la République xaaru loolu daf ne état bi nañu préparé wu pour que même dans l'avenir fépp ci réew mi ñu mën fa def oxygène bu wóor bu bëri moo tax commande 33 générateurs oxygène mi ngi en cours yu njëkk yi dana ñëw début donc août yeneen dina ñëw au fur et à mesure ba réew mi yëpp ñu couvrir ko ak ay centrales d'oxygène de telle sorte que kenn du jël bouteille fële di ko teg dans les cités. si wàllu wér-gu-yaram nañuy dese ba tey ak njiitu fondation Kofi Annan di El Hadj Assi di rafetlu bu baax a baax liggéeyu waa kër docteur ñun ñi duñu tàyyi duñu damm ñu am fulla am fayda am jom lu feebar bi tar-tar lu feebar bi métti duñu tàyyi duñu damm muy rafetlu bu baax a baax El Hadj Assi njiitu fondation Kofi Annan moo nekkoon tey invité matinal bu Alassane Samba Diop ñu teewlu ay kàddoom ci micro Sofia Ba. am naa chance daal di gis ay médecins ay infirmiers ay infirmières yoo xam ne nii dañu fàtte seen bopp pour di la toppatoo di faj ñuy wax ne sama système de santé yi dañoo ndóol dëgg la waaye nit ñi fa nekk du nit ñu ndóol parce que ñu xarañ la te itam am nañu dévouement bi nga xam ne nii moom la war pour mën a toppatoo malade ñooñu nag dañu soxla ñu jàppale leen li ñu leen mën a jàppale bari na. am na lu état war a def am na lu yeneen organisation war a def waaye ñun aussi ku nekk ci ñun am nga loo mën a def benn mun nañu fexe ba nga xam ne dañuy xeex mbas mi ba nga xam ne dañuy am lu ñu am malade yu bari déjà loolu rek ndimbal la ci ñoom ndimbal la ci ñun bu fekkee ne loolu weesu na itam mun nañu seet ñoom am nañ ay besoins yoo xam ne ni duñ ko mën a satisfaire ci ay budget état duñ ko mën a satisfaire ci ay budget hôpitaux duñu mën a am sax flexibilité bi ci war pour def la ñu bëgg te ñoom am nañ ay idées yu bari yoo xam ne la ñu bëgg a def pour jàppale seen bopp donc ñuy ñaax nit ñi ku nekk nga mën a contribuer tàcc yi baax na di leen encourager baax na mais itam ñu seet nag la ngeen mën a dimbale matériellement pour ñu mën a def lu bëgg ku ci nekk fa nga mën a dëkk ca structure de santé bu la gën a jege mën nga ko def. kenn si waa kër docteur yi bokk na si Astou Diop Diagne nekk infirmière chef de poste Mamadou Lamine Fati seeti na ko contexte bi nga xamante ni moom nañ nekk askanu Sénégal ñu bëri di waajal feetu tabaski moom li mel talu ko lu mu tal mooy fexe ba patient yi am seen wér-gu-yaram bu baax a baax Mamadou Lamine Fati seeti na ko ñu teewlu nataalam. Madame Diagne Astou Diop infirmière la chef de poste waxtu ji nga xam ne askan wi ñu ngi waajal feetum tabaski bi moom xelam yépp mu ngi dem ci liggéeyam ngir ñiy feebar ñoo ko jaral. yombul parce que comme liggéey bee ko laaj moom il faut nga bàyyi sa soxla yépp nekk ci yitte malade yi parce que ñoom aussi bu ñu sañoon tey jii du ñu feebar dañuy nekk ci yitte tabaski bi comme dañoo feebar nag ñëw soxla la yow tam da ngay bàyyi sa yitte yépp nga jublu si ñoom. sum tabaski bi lee madame Diagne moom amul benn waxtu ngir moom. waxtoom yëpp da koy nekk di taxawu ay feebar yile lu nu mel liggéeyam dem sax ba ñàkk nekk ak njabootam doon li ko tiis lool. mooy yow comme ñëpp rek li ñuy def jour julli rek def l'essentiel bi rek après jubluwaat rek ci liggéey bi ak liggéey bi nag moom yàlla def ne repos moom xanaa tuuti rek lañ ciy am mais bëriwul nag repos yombul waaye dañuy xam ne loolu suñu liggéey la rek te lu war la ñu war ko def moo tax ñoom aussi dañu ciy comprendre. mbir bu nga xam ne métti na loolu njabootu madame Diagne waaye ñii di njabootam moom
xam nañ ne liggéeyam moo ko waral. waa dina leen xaw a manqué tuuti nag mais ñoom aussi dem nañ ba tàmm ko dem nañ ba xam ne kii kat liggéeyam bi dafa laaj des fois sacrifice moo tax ñoom tamit ñu ngi essayer comprendre loolu tamit. tolluwaayu feebaru mbas bi doon li nga xam ne soxal na bu baax a baax madame Diagne Astou Diop rawatina ci fête bi nga xam ne ñu ngi koy dugg mu tabaski bile loolu tax na ba moom mu ngi woo askan wi nañu jël ay matuwaay ci feebaru mbas bi. li ma leen di wax mooy ñu gën a fàggandiku rek ndax jamono yi ñu toll nii Covid bi dafa gën a bëri ñu respecter mesures barrières yi di raxas seeni loxo ñuy éviter tamit rassemblement yi di takk seen masque yi aussi. waxtu ji nga xam ne sénégalais yi ku nekk a ngi waajal feetu tabaski bile ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wér gu yaram lu leen gën a soxal mooy feebaru mbas mi fu mu toll ñu bari si ñoom fête bi naruñu ko def ak seeni njaboot ndax seeni liggéey moo laaj ñu toog ci wetu nit ñu feebar ñi lay. mu nekkoon Mamadou Lamine Fati xibaaru marax yi dañ koy jeexale ak xibaaru bitim réew dañ naan coow dem ca Mali ndax Assimi Goïta président par intérim bi tey jii moom yàlla moo ko suturaal ndax dañ ko naroon jàmpaaka waaye mbir mi dafa mujj mooy ndax ba mu jullee tabaski ba pare ba imam bi defee xuba bi julli ba pare di waaj a rey xaram la am ñaari ndaw yu ko topp dem ba ti ko waaj a jam waaye mbir mi mujjul antu moo tax ñu ne mel teg nañ leen loxo Mali jamono ji mbir mi nekk na fa débat bi nga xamante ni askan bi fa yeewu ak communauté internationale bi ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax régisseur bu grande mosquée bi di Latus Touré moom am na ay kàddu yu mu dénk ci naataango yu AFP doon dellusiwaat si baax a baax mbir mi lu ñu mel yëpp muy wane ni mbirum kaaraange dafa sooxe bu baax a baax si sous-région bi. mbokk téléspectateur yu ITV amul seen fay ñu leen di gërëm bu baax baax di leen sant mu nekkoon xibaaru marax yi 19h45 ci wàllum français Awa Diop Sène dina fi teew ngir faram-fàcceel leen ko mbokk téléspectateurs yi ba minuit incha allah ngir jóg képp xibaar yi.